waaw jërëjëf Pastef ak njariñ ñoo ngi leen di nuyu leen ziara. waaw dama ñëwoon rek pour jéem a wax ci tuuti rek ci li ñuy wax nit ku honnête intellectuellement. waaw honnête intellectuellement mooy ngay àtte te li ngay àtte nga teg ko ci njub ak dëgg. loolu nag dafa jafe fi ñu toll nii parce que ku nekk da ngay far googu ngay far nag fenn daf lay yóbbaale ba nga xamante ni bi pour nga àtte lu jub wala nga àtte dëgg day jafe ndax psychologiquement far gi moo lay emporter ba doo xalaat sa digg ak sa boroom. ba tax na ma cité fi ay quelques exemples ci nit ñi nga xamante ne bi bu ñuy wax wala ñuy àtte nañ seetit li nga xamante ne bi moom mooy li jub ñu àtte ko. yow mi nga xam ne aussi da ngay nettali wala ngay leeral ci loo xamante ne bii la cay dëgg rek noonu nga ko war a defee. moo tax ma ne àttekat bi nga xamante ne bii mi ngi àtte nit ki nga xam ne neexu ko wala scientifique bi nga xamante ne bii dafa def ab gëstoom bi mu seetee gëstu bi di ko saytu gis ne gëstoom bi baaxul. wala journaliste bi nga xam ne dafa war a wax ci xaritam bi nga xam ne li mu war a génne ci moom neexu ko wala waa partem. opposant bi nga xamante ne bi aussi parti pouvoir bi dafa nekk di réaliser ay réalisation yu am solo mu war cee wax te du ci wax nam ca war a waxe. ki nga xamante ne bi société civile la nekk di def ay analyse politique te war cee tëddee njaaxaanaay ngir informer peuple bi. intellectuel bi nga xam ne am na buzz ci réew mi nit ñi di ko déglu kooku tamit buy wax war naa wax di ci seet yàlla ak njub. ki nga xam ne aussi dafa war a informer ay kilifaam war na ko informer war na leen informer seet ci yàlla ak njub. loolu nag su ma koy wax dama koy wax ngir attirer attention wu ñenn ñi parce que dama seetlu ne jamono ji journaliste Sénégal yi dañoo lëkkaloo ñu ci bare bari presse bi site internet yi koo ci gis muy wax rek ci mbir mii nga xam ne moom moo xew ci mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko dafay waxu ne waxu complot la dafa mel ni message boobu lañ bëgg a def ci bopp nit ñi alors que problème bi ci am du problème mu complot lañ ko war a àttee waaye diggante nit ak nit lañ ko war a àttee ndax nit kii moo def ak deful. loolu nga wax ne nit ki moo def ak deful taxul wala terewul nga ñàkk a wóolu nit ki. li ñu ëppal solo ci mbir mi nga xam ne moom moo xew ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr affaire privée la mooy ñu àtte ko ci dëgg ak ci njub. li nga xamante ne bii moo ci am ñu leeral ko donc jàpp nañu ne ñi nga xam ne dañuy désinformer nit ñi organiser seen désinformation organiser. ay groupe de journalistes ak groupe de presse yu baree bari ñoo xam ne dañoo jóg jël seen presse jël seeni site bëgg koo xëpp fenn bëgg a jël xale bu jigéen bu ndaw boobu diaboliser ko rek bëgg koo def nit ku bon wala nit ku nangam tam am ñaar fukki at loolu ñun duñ ci d'accord. parce que la tax mënuñu cee d'accord mooy député bi nga xamante ne bii moo doon dem ca saal boobee ba séq fa xale bi am ak ñoom relation weddiwul ne daana fa dem. kon dañuy laaj mooy yoon def liggéeyam mooy ñu xam ci lu leer ndax lañ ca war a xam ci lu leer mooy mën a tax réew mi mën a avancer mais du fëlaxe nit ñi wala jaxase nit ñi complot la su fekkente ne bi yow wóor na la ne yow lii set nga ci defoo ci dara waroo ragal pour wuy ji waloo ragal pour jàkkaarloog justice waruloo ragal pour taxaw wax ak nit ñi sa gis-gis ak sa xalaat mais nag duma dem wuy ji di appeler à ce que taal leen dëkk bi ak rayante leen wala di jéem a ñot di Casamance pour xeex am ci réew mi violence bu mel noonu vraiment dañ koy condamner te c'est de la malhonnêteté intellectuelle. loolu la ñuy attirer attention wu nit ñi pour que kenn ku ci nekk bàyyi xel loolu te xam ne réew mi ñoo ko bokk kenn waru koo yàq te dëgg tamit dañ ko war a waxante. man je ne suis pas une personne boo xam ne fi riir ñëpp riir jëbali fa foofu laay jëbali ndax ñi fay riir jëbali fa gis naa leen xàmmee naa li ci ñenn ñu ci bari ñoo xamante ne bii du ñoom ñooy jox kenn exemple. su ma ci jëlee kenn rek wala ñaar su ma ci expliqué woon da nga naan déet lii de xaw ma woon ne ndekete kon nii la demee ba tax na
na ngeen def très attention ci nit ñi riir naan affaire bi complot la dañuy dem kër Sonko dañuy dem kër nangam yoon nañ ko bàyyi mu def liggéeyam ñu xam nit ñi dofuñu Sénégal gépp ko nar a fekke bu ñuy àtte mbir mi danañ ci xam la cay dëgg ak la ca dul dëgg waaw man daal loolu laa ci doon wax loolu it moo tax ma bind texte bi mooy idée bi ndax parce que ñenn ñi mën nañ koo utiliser sax defe ko neneen alors que du loolu moo nekkoon objet bi waaw lii daal mooy wax ji ñu ngi leen di sant di leen gërëm. asalaamaaleykum sénégalais bi foo leen toll ci àdduna bii la wan naa leen masque ba ak yooyu du ma ci àgg ak yéen fii laa lii laa seq ak yéen ba fekk coronavirus bi di jóge Sénégal ak jóge fu ne ci àdduna bi gis nga fii laa leen di jox ku ma ca dajal bu ma jox loxo sequma ko yow day leer de wax day clair voilà di remercier ki nga xam ne si mooy Assane Sylla di responsable politique yor parti politique am comme PASTEF comme APR yeneen parti yi nekk Sénégal dégg ngeen loolu mu wax voilà kii bokkul ci ñi nga xam ne si mooy saytaane yi nga xam ñoo ngi dem fee ci kër Ousmane Sonko tapis rouge bu leen doon wax ñu fay défilé ñoo xam ne si ñu ngi ci opposition ba mais defe naa ne accent bi ñu ngi koy def ci Ousmane Sonko ak Macky Sall Ousmane Sonko di accuser Macky Sall mais Ousmane Sonko xool que ne opposition bee am na ñoo xam ne ña ngay dem ci këram gee mais xam nga lu ñuy xaar ay charogne lañ ay tan ñoo xam dañuy xaar medd bi dee ñu lekk seen wàll xam nañ ne goloom yi mu yor ci réseaux sociaux yi lan la ñuy xool kii de dem moom moo demoon ànd ak Ousmane Sonko moo ko doon défendre moom moo doon dem këram affaire yooyu pour am duñ fa accueillir gis ngeen ay Cheikh Bamba Dièye bëgg ndargee tax muy corrompre ñi nga xam ne si ñoo nekk sonkiste yi pour que ëllëg ñu mën ko votal ñoo xam ne faale wuñu Ousmane Sonko ñoom ñoo gën a kontaan ci lii dal Ousmane Sonko tey que Macky Sall mais Ousmane Sonko di accusé Ousmane xoolal ñi lay wër xoolal ñi ñëw sa kër googu activiste yi espèce activiste yi naan ñi ngi ñëw sa kër ay yaana maar yoo xam lekk nañ ci Abdoulaye Wade lekkoon nañ ci Abdou Diouf lekk nañ ci Macky Sall tey jii ñi ngi xaar ëllëg yaakaar ne daañ mën a jaxase ba nga nekk président ñëw lekk ci yow ay yaana maar xam nga ne ñii duñ ay nit ñu war a mën a compter yéen ñii gis ngeen li ma leen wax amul président bu fi toog te gis leen yaana maar ñu jaxasoo fële ñëw dajale fa gis ngeen Fou Malade ma ngay wax Kilifeu ma ngay wax Thiat ma ngay wax gis leen temps yëpp kenn ku ne da nga doon dem waxal sa bopp fan yi ñëw dajaloo ñoom c'est pas par hasard waxaluñ Y'en a marre en tant que mouvement mais dañuy wax seen Y'en a marre privé boo xam ne seen mbirum bopp la Assane ñu ngi lay sant di la gërëm moom bokkul ci ñooñu def défilé boobu te bu ko neexoon def ko de waaw bu Sonko daanoo ñu ne Assane Sylla bii ñuy doon saaga dem na ànd na ak ki nga xam ne si mooy Ousmane Sonko mais deful loolu il est le seul honnête ñeneen ñi ngi fay gis xam nga ay Mame Diarra Fam au lieu mu ñëw Italie bi ñu ko fale mu ñëw lijjanti problème yi moodu yi am fii mais ma ngay dem di saytaane naan day défilé de gauche à droite ay Aïda Mbodj ay waay yow ay activistes yoo xam ne si faytu nañ ay Clédor Sène ay Dame Mbodj yu kenn xamul yoo xam ne kenn faaleetu leen woon fan yi ñoo occupé télé yeeg rajo yi pour yëkkati seen bopp ñëpp ñi ngi ñëw di dund ci li nga xam ne si mooy lii dal Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko yeewul dafa ne loolu ñu ngi koy yëkkati ca kaw waaye ci kanam ngay xam mbir mi fu mu nekkee da nga xam ñan ñoo la bëggoon ak ñoo bañ voilà tey nag ñu ñëwaat rapidement du ma nekk di développer parce que sinon vidéo bi day gudd trop dama bëgg teg comme ni ñu koy defee toujours ay image ngeen mën a gis voilà di remercier di saluer sama rakk nga xam ne si mooy Émile Ndiaye tegal naa ni ko temps yi sama chaîne yéen a ngi koy commencé xam fii ñu ko xamuloon ñu ngi koy xam voilà donc gis ngeen pertinence bi mu am yàgg na fight yàgg na xeex dëgg dafa neexul ñii dañoo envahir li nga xam ne si mooy li nga xam mooy YouTube mooy réseaux sociaux yi gis ngeen ay Xalaat TV comme ni ma leen ko waxee démb ay Dakar Matin boo xam ne Sonko moo leen moom ay dafa jot na yu kenn xamul ñoo jóge jëkk créer ay chaînes yu dul jeex ñépp pro Sonko télévision yi ay Sen TV ay 2STV al Walfadjri gis ngeen leen ñoom ñépp programme yépp c'est pro Sonko loolu nag ñun dañoo tuuti barewuñ minorance lañ mais minorance lañ boo xam ne duñ bàyyi ngeen di écraser le président Macky Sall di teg yenn bagages yoo xam tegu leen ko fenn raay bi leen ñëw di leen tegal vaar yi di ñëw tey nag maa leen tegal ay vaar duma fa nekk di développer li ma bëgg a départ rapidement mooy syndicaliste boo xam ne koo xam dafa xam Ousmane Sonko ñoo doon liggéeyandoo bu ca impôt domaine lay départ ak moom ñu fil ko après ñu ñëw continuer discours bi xool leen lii déglu leen
mais beaucoup de vision politique. Moi, j'ai été dans le syndicat avec eux. Ah oui, j'étais dans le même syndicat avec Ousmane Sonko. Donc, le film m'a fait. Quand Ousmane Sonko, war la jox ben exclusivité comme niñ koy waxé. Tous les l'administrateur du parti, Birame Souleye Diop, Bassirou Diomaye qui est responsable des cadres de PASTEF. Ñun ñoo amone candidat, Birame Souleye di suñu candidat, Ousmane Sonko am benen candidat bu tuddu Waly Diouf Bodian. Ah bon? Anduñu won sa ak Ousmane Sonko. Xam nga moment bobu internet amul motax tay c'est difficile de faire revenir tous ces gens-là. Mais mes collègues des impôts ñu ngi may dégg bañuy dem sax li CICES du 4 avril amul luñu pratique buñu deful man mi di wax ak yow suma machine bureau sa sàcc nañ ko pour mun a xam ñun lañ doon manigancer ci suuf ak ki ñan ñoo nekkoon suñu ginnaaw et pourtant Ousmane Sonko était derrière tous ces actes-là. Birame Souleye man ñun bañ koy tànd def ko suñu candidat ay valeur la ñu gis ci moom te ba tey dama jàpp ne nitu valeur la. Bassirou Samba Niasse comment dire Bassirou Diomaye Faye ba may ñëw di ñu koy def suñu chargé revendication ay valeur la ñu gis ci moom te valeur yooyu laa gis ci moom ba tey. Mais pourquoi ce changement de retournement? Pourquoi aujourd'hui lañ doon xeex ci Ousmane Sonko tey ñu mun a nangu Ousmane Sonko boobu tey nekk seen coordonnateur nekk seen chef de parti alors que ñoom Ousmane Sonko moo ñu ne vous êtes des jeunes pressés Bassirou du dégg Birame Souleye di dégg. Ah bon? mu yëkkati loxo Amadou Ba naan ko le tout puissant Amadou Ba. ñun bi ñuy xeex moom Ousmane Sonko. loolu doon Amadou Ba bi nekk te loolu man de j'ai dit dama ko répondre ma ne ko tout puissant yàlla rek lañ ko war a jigle. man maa ko répondre loolu man ne ko te la ma waxoon buur gi ba comme da nga ne ñun nous sommes des jeunes pressés et qui sont encagoulés lañ fa doon wax nañ génn wax ko man j'ai répété à la lettre li ma wax ci Bourguiba yépp et comme je dis aujourd'hui tey Ousmane Sonko ne peut pas être un héros ci man parce que moi j'ai combattu dama taxaw xeex moment bi nga xam ne moom tey mu ngi sauver ay intérêts au niveau des impôts parce que tey ay privilèges la fa amoon. Il nous taxait de jeunes pressés te bañu ko woon léegi lan moo tax Ousmane Sonko boobu taxaw tey ne day xeex ce système qui l'a fait lui ñun bañuy xeex ce système là qu'est-ce qu'il nous a dit vous êtes des jeunes pressés et lui qu'est-ce qu'il est et li ma gën a métti dans tout ça c'est les gens avec qui ñoo doon taxaw pour combattre Ousmane Sonko et son candidat tey ñoo nekk ay alliés am tey et tey da ngay dégg lu ne dans le fond. Bon, les fous ne changent pas. Non, mais comme je te dis, bon, am na yoo xam ne entre collègues wala yeneen ak yeneen wala am na yoo xam ne politique jaralu ma yenn yi mais nous on se connaît. moo tax ma ne tey Ousmane Sonko na ko Sénégalais yi def ko euro seen affaire la seen problème la man newuma fi parce que man président Macky Sall laa àndal. donc yow am nga liberté ànd ak Ousmane Sonko te Sénégalais bi ki mu xas ba àndal mënoo ko si dindi. tey loo mën di wax Ousmane Sonko suba les jeunes de Pastef vont tirer sur yow parce que dañuy jàpp ne niti pouvoir nga mais je connais mieux que ñoom ñooñu ñëpp Ousmane Sonko je l'ai fréquenté j'ai été avec lui dans le syndicat quand je vois moi je l'ai dit te kenn défié wu ma je l'ai dit que Ousmane Sonko bu ma ko gisee muy wër kilifa kër diine yi daf may jaaxal sax parce que quelqu'un boo xam ne yow même boo nekkee fonctionnaire di demander permission pour màggal mu naan la loo fay wuti lan moo fa ne à l'époque tey parce que bëgg na nguur gi nga dem taxawtu man bu ma gëmul yéen bu ma gëmuloon yàlla sax maintenant c'est grave non mais li ma lay wax bu dee ay fen la nga woo leen ñu toog devant moi qu'ils me le disent bu dee ay fen la taalal sa micro nga def micro trottoir aux impôts mes collègues ñu ngi may dégg ñeneen ak ñeneen képp ku newoon dama la jox lieu bi salle 4 avril 6 ça je te le dis ñun bañuy ànd ak Macky Sall vraiment dañoo créer ce parti là nekk ci daj ci lu nekk mais c'est parce que comme ni ma la wax ñenn ñi dañuy déglu ñoo xam ne jaruñu déglu ñu dugal la ci ay problème daw ñun ak luñ mun di am on est avec le président de la République toppe wuñ ko ndombo tànk toppe wuñ ko dara dinañ ko défendre lii de Ousmane Sonko war na ko leeral non mais li ma lay wax ni amul benn jeune Pastef boo xam ne man Pastef comme ni ma la seen bureau yëpp laa xam donc je connais l'essentiel des membres du Pastef ñu et puis foofu laa bëgg a kii ça parce que lan mooy justifier en tout cas cette arrogance moi mon problème c'est ça arrogance bi parce que tey terrorisme bi ci internet bi moom mais je vous dis aujourd'hui les gens de Pastef moi je le reconnais en tout cas comme ñoom tudde nañ ko percé fi mu jógee ak fi mu yegsi mun nañ ko tudde loolu parce que lu am la man du ma suul jëfi nit Ousmane Sonko s'est battu ba yegsi fi mu yegsi moom ak équipe am dañ leen koy concéder mais nañ ko jaay yeneen parti yu tekkiwul dara mais munuñ ko jaay Macky Sall ak parti am parce que Macky Sall le président Macky Sall
parcours bi mu def amul benn sénégalais waxuma la sénégalais mais dans toute l'Afrique même dans le monde. da nga gis chef d'état bu def parcours bi président Macky Sall def y en a pas. Pourquoi Ousmane Sonko war a am cette arrogance bizarre devant le chef de l'État? mais fa la bëgg a jaar moom it peut-être. non mais dama lay wax accélérer la cadence. parti APR. 3 ans fast track dafa mën a am parti APR 3 ans la def jël réew mi. Ousmane Sonko depuis quand mu ngi participer ay élections. lan la fi gagné depuis lan la fi gagné. donc arrogance bi. buñ koy jaay nañ ko jaay ay parti ñoom yu ñu raw. mais ñun depuis 2012. ñun la yàlla def on n'a perdu aucune élection au Sénégal. est-ce que li muy def nii. te Macky Sall gagné loo na élection Abdoulaye Wade. et yow quand tu es 3e sur une élection de 5 personnes nous notre candidat 26% la am première élection présidentielle. waaw loolu mooy 26%. ak 12 candidats yoo xam ne ay ponkal lañ ay Moustapha Niasse ay Tanor ay Landing Savané et consorts. Ousmane Sonko est 5e. posez-vous la question de savoir bu doon def tey dictée bu ñuy noter sur 5. ndax buñ ko mayee 3 sur 5 ndax moom il est content. waaw s'il a 3 sur 5 est-ce que il est content. Non ce sera même 2 sur 5. 2 sur 5. S'il a 2 sur 5 parce que 2 personnes la raw. ah bon. Dites à Ousmane Sonko s'il est noté sur 5 mu am 2 sur 5 s'il est content ou pas c'est un intellectuel. yow sa doom bu amee note 2 sur 5 indil la ko da nga koy féliciter. non moo raw quand même. non mais am na ñu mu raw. mais non dama la poser question. ne la sa doom bu demoon école. classe bi nekk 5 personnes mu jël 2. mu jël 3e. yow est-ce que bu ñëwee da 2 personnes la raw est-ce que da nga koy féliciter da nga ko naan sa waay yow kat ñaari nit nga raw. moyenne sa amoo ko. donc moo tax ma ne la tey ñun nangu nañ. Ousmane Sonko gagné na confiance yi beaucoup de Sénégalais. mais xëy na ñenn ñi dañ leen induire en erreur. parce que ñenn ñi ils n'ont pas compris. parce que ñenn ñi sont animés par le désespoir ñenn ñi jàpp nañ ne tey il faut changement am pour ñu mun si gis suñu bopp. mais c'est le mais Ousmane Sonko quand même quoi que l'on puisse dire yaa ngi koy nangul sa bopp. comme ni ma wax il incarne le changement voulu par les jeunes. non Ousmane Sonko n'incarne pas le changement. Ousmane Sonko li muy incarner. mooy en fait. benn rébellion jeunes yi culture bu Sénégal mosuta am mu bëgg ko dugal ci jeunes yi loolu la indi mais Ousmane Sonko indiwul dara lu bees. mais est-ce que noonu la meloon aux impôts et domaines. non mais mais Ousmane Sonko ba 2014 yow da nga xamoon Ousmane Sonko. su fekkoon noonu la mel dinañ ko xam. su meloon noonu ngeen xam ko moi je vous dis ay journalistes ngeen dem leen xool cassette vidéo kër kilifa diine yépp à part 2014 ndax di ngeen gis Ousmane Sonko buy ziar ay xabru Touba. dem leen wër télévision yëpp ngeen laaj ay cassette à part ba 2013 ndax gis ngeen Ousmane Sonko buy ziar. mais loolu yàqul dara ci sa vision politique. mais boo gëmul dara. bëgg nguur bu mu tax ngay wane ne man dama gëm ñi. man mon problème avec Ousmane Sonko c'est ça même s'il est franc-maçon na taxaw ne man franc-maçon laa bu ko nit ñiy gëm ñu gëm ko ci loolu mais mënul ñëw di woo sénégalais ci loo xam ne gëmu ko. moo tax ma ne leen tey nit ki li ngay woote da nga fekk nga niru ko mais Ousmane Sonko ne peut pas venir sol ay grand bu boobu ne day nax kilifa diine te gëmu ko. waaw moom mun na nax ñooñ mais mun ta nax yàlla. parce que kaay ma wax la leen ne gis nga nguur bu doon yëfu doomu aadama la Macky Sall ne serait pas président devant Moustapha Niasse devant. Ousmane Tanor Dieng ñoo xam ne ba ñuy politique judduwul. mais c'est parce que nguur moo mel yàlla la. yàlla bind na ko ba avant président de la république di juddu. te kenn mënuloon fexe ba Macky Sall du falu en 2012. kenn mënuloon fexe ba du falu en 2019 te bu ko waree nekkaat quel que soit alpha avec la conviction des gens il le sera. parce que nguur yàllaa ko dencal boppam fa mu nekk. xamoo ko xaw ma fu mu ne Ousmane Sonko xamu ko il peut se rebeller il peut faire tout ce qu'il veut mais ça ne le mènera nulle part. leer na nañ la ci période. asalaamaaleykum mbokk yi tey dellusiwaat naa ak yéen ngir ñu waxtaanee Ousmane Sonko dama bëgg attirer attention Sénégalais yi ñu xam ne Ousmane Sonko du ko xam ne war nañ koo tànn ngir mu jiite réewum Sénégal ndax li muy woote ci moom amul dara lu ci nekk dëgg te lii may wax nag ay firnde laa ci teg te di leen wax ne jubluwuma ci ngir wax ngeen votel kii wala këli waaye li ma bëgg rek Sénégalais yi ñu xam ko mooy Ousmane Sonko kenn warta xalaat muy nekk président wu Sénégal ndax ñun suñ dëkk bi dafa am ay réalité su ngeen bëggee xam Ousmane Sonko da ngeen di dem impôt et domaine bi mu doon liggéeyee ngeen laajte nan la Ousmane Sonko daan comporté woo dinañ la wax ne Ousmane Sonko daan wax ne moom ibaadu la te du nuyu jigéen boo leen xoolee photo boobu di ngeen gis ne sax am na jigéen bu ko doon nuyu mu aj loxo yi joxu ko loxo waaye ngeen gis ne politique jaral na ko soppeeku boo leen
xoolee Ami Sarr moomu jox na ko loxo te li ma bëgg nit ñi xam rek mooy Ousmane Sonko du koo xam ne ku dëggu la li muy woote yépp nguur dong moo tax ma bëgg sénégalais yi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te monte Ibadou Cheikh Yérim Seck laaj na ko bi muy def cérémonie de lancement bu livre am bi waaye lu mu ko wax mooy lépp la te war nañoo xam ne Sénégal faaw nga nekk catholique wala nga nekk tijaan wala nga nekk xaadr wala nga nekk layen wala nga nekk ñeseen waaye faaw nga am foo bokk waaye mu ne moom bokkul fenn moom daal jullit la ma di leen fàttali man de bu doon ab ibaadu la Ousmane Sonko duma ko votel ndax xeeb na li mu doon yéen a ngi fàttaliku itam biñ naan ko sa jabar ji dafay muuru burka naka la def indi jabar ji place de l'Obélisque solal ko pantalon ak chemise wane na solu ko man bu doon ci ñuy sol burka laay bokk laa bokk duma ko votel ndax xeeb nañu waaye mu am lu gën a doy waar nag loo xam ne bépp confrérie boo xam ne mi ngi Sénégal war naa def attention ci Ousmane Sonko te ngeen xam ne sëgg yi muy sëgg raam yi muy raam sujoot yi muy sujoot kër dina yi muy dem loolu lépp gëm ko damaa toog ak ku ñuy wax Sidi Ba bokk ci ñoom mën na ko seen waa ji ana lan moo tax mënta accepter wax Sénégal yépp ne moom ibaadu la mu ne ñun ñi posé nañ ko waaye lu mu ñu wax mooy Sénégal dafa am ay réalité su ma demee ba téye ci li ma bëgg lépp lu ma bëgg a doxal ci sama jëmm ji mën naa ko doxal waaye nag dafa am loo xam ne xëy na bett na ko ndax yàlla moom saa su nekk boo dëggalul ci li ngay def faaw mu weer la ma bëgg ngeen déglu audio bii ci am dërëm boo xam ne dañ koy jagleel benn nit ci askan wi ak maqaamam nu mu toll bu recevoir imam neen maa leen jox li benn événement yi moo xam màggal moo xam gàmm moo xam lii war na dem dans gravité loolu c'est-à-dire Sénégal il faut ñu njëkk xam combien c'est grave ça parce que xaalisu ay néew di doole yu ñàkk su bu ngoon jot la ñu dajale ko ci suñuy lempo yéen a ko déggandoo Ousmane Sonko li nga xam ne taalibe yi dañ koy def da ko naqarlu lool muy jël ay addiya di ko jox benn nit loolu lu ko naqari la lii président de la république dem di jël ay xaalis di ko jox yenn ci xalifa yi lu ko metti la ndax moom jàpp na ne nit ñi waruñoo dajale impôt jàmbur yi dem di ko joxe addiya loolu mooy mbébétam mooy loolu lépp dafa bëgg mu dakk moo tax bi ma liiree livre am bi ndax li may wax du ay sos dama leen di tegal ay firnde boo leen liiree livre am bi ci njëkk mooy page 9 moom li muy dàq mooy ana lan moo tax comme kilifa yi li ñuy faral di wax naan dëkk boo xam ne Serigne Touba mi ngi fi tëdd El Hadj Malick tëdd fi Baye Niass tëdd fi dëkk boobu faaw mu am barke moom loolu mënu ko dégg moo tax ci biir livre bi da ngay gis page 9 mu ne il y a les optimistes insouciants ce qui ramène tout à Dieu moom da lay wax ne carrément am na ñoo xam ne moom ñooñu mi ngi leen tuddee ay optimistes insouciants ñoo xam ne loo wax rek ñu ne la yàlla te loolu suñ kilifa déene rek ñoo ñu ko jàngal ñoo ñuy wax ñu wakkirlu ci yàlla waaye moom loolu daf ko dàq nee na tamit li mu gën a dàq mooy ñi nga xam ne dañuy jox assurance ak vie de prospérité de sécurité et de progrès pour toutes les générations du Sénégal jusqu'à la fin des temps neen loolu moom gëmu ko gis nga kon wàllum confrérie fi mu ci toll gëmu ko yàlla xam na ne li muy def lii lépp rek ay jeu la mais gëmu ci dara boo leen xoolaa tey ba tey ci page am bi ngeen dem bu leen neexee page 208 daf ne moom bu faloo day teg lu ñu woowee budget culte mooy képp koo xam ne tey da ngay yëkkati xaalis di ko yóbbu ci benn kër diine dañ koy voté moo tax ne ne su faloo faa mu wut fi benn ministère boo xam ne mooy saytu loolu wala mu indi ab benn organe gouvernemental boo xam ne moom lañuy jox loolu wala mu wut benn direction générale boo xam ne mooy gérer xaalis bi ñuy yóbbu ci kër diine yi kon li Macky Sall def di tabax ay kër ci kalifa diine yi loolu lu ko naqari la gëmul benn yoon ay wàllu xalif donc ma jàpp ne kii nit ñi dañoo war a def ci moom ndànk te ñi mu ànd ak sax noonu la ñuy doxee am na bis kenn ci ñoom envoyé ma benn vidéo dama bëgg ngeen xam ne lii may wax duma ko waxantu ñoom loolu la ñuy dund déglu leen bu baax a baax ku ñu wax Moussa Coulibaly nekk sa France li muy wax ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi déglu leen ko. Est-ce que je dis tu peux me mettre un lol, tu sais très bien que moi j'ai raison hein. Alhamdoulilah, je te parle avec connaissance hein. Voilà. Quand je dis inna al-habda la yatakalamu bil kalimati la yara biha ba'asan yahwi biha fi an-nar 70 kharifa, c'est clair hein? 70 kharifa, c'est clair et net, clair comme de l'eau propre. Voilà, il y a des gens certes qui se lèveront musulmans et qui se rendormiront mécréants, et c'est ton cas. Je te disais, quand on attaque un musulman parce qu'il défend, parce qu'il est musulman, parce qu'il est musulman, parce qu'il suit le Coran et sa sunna, parce qu'il suit le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si c'est lui le danger, mais vous n'êtes pas des musulmans. Vous ferez défendre des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui prennent oui, Cheikh Bamba a dit, Cheikh Oumar Fouti a dit, mais on parle rarement du prophète. En tout cas, ils ne font jamais comme le prophète fait. Parce que quand tu regardes bien dans votre tariqa, ils ne suivent pas la sunna. Quand on suit la sunna, mais regardez. Mais c'est vrai, comme on dit, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit, hein,
on arrivera à la fin du temps, que de suivre sa religion, c'est comme si vous tenez une braise dans votre main. Et c'est la vérité. C'est ce qui se passe. Un pays vraiment merdique. En religion, il y a des basses religions au Sénégal, ça c'est vrai. Mais franchement, vous êtes à côté de la plaque. Mais les tariqas là, ils vont finir par disparaître. Parce que là, il n'y a pas de vérité dedans. Il n'y a qu'une vérité qui reste. Et tu le sais. Donc t'es là, garde-les si tu veux. Voilà. Mais ce que tu dis, c'est beaucoup de calomnies et beaucoup de mensonges. N'importe quoi. Et je voudrais aussi, prouve-nous que c'est ce que tu dis. Je voudrais que tu nous prouves A plus B que c'est un djihadiste. Djihadiste pour toi c'est quoi? C'est celui qui suit le prophète? Qui suit sa sunna? Est-ce que c'est lui, c'est ça un djihadiste? Parce que si c'est un djihadiste, donc tu es un mécréant. Alors c'est un djihadiste, donc c'est un bon musulman. Mais toi tu es un mécréant. Et tous les gens qui vous suivent, tous ces tariqas là, qui le combattent, croyez-moi. N'importe quoi. yéen a déggaloo li Moussa Coulibaly wax du samay wax ay kàddoom la gëmuñu benn yoon kilifa diine gëmuñu leen damay dugalaat beneen image boo xam ne WhatsApp la ma bàyyi ci numéro téléphone am ngir ñu xam ne lii may wax ay firnde la gis nga li ngeen di gis noonu muy image bi gis ngeen li muy yàq suñu kilifa diine yi dugal image bu ñaaw bi di laaj kii ban xalifa la ci xalif xam nga loolu dafa doy waar te loolu moom mooy li ñu gëm mooy li ñu gëm ma bëgg mbokk yi ngeen def ndànk bu baax ci Ousmane Sonko kii du koo xam ne war nañ koo sax di ko topp waxuma laak di xalaat sax di ko tànn ngir mu nekk président Sénégal dafa am réalité mbokk yi suñu kilifa diine yi dañ leen war a wekk te jox leen cër te kii bu ñu ko falee addiye da ngeen ko bëgg a joxe mu tëleen wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. voilà def naa loolu lu leer la gis ngeen Ousmane Sonko aspect yépp lañ bëgg ñëw tey moom laa bëgg parcourir moo tax sama discours tey du bare dama leen tegal image sur image ngeen teg loo xam du Khadim Gueye moo ko inventé mais c'est la réalité waa ji ñëw deen boobu mu ngi yor Sénégal bëgg leen a fooye lëre nit ñi dafa ne il est le seul boo xam moom mooy compter Sénégal justice amul Sénégal gouvernement amu fa assemblée député yi saaga na leen wax na leen lu ñaaw lu ne compter wuñ dara accusé na du n'importe quoi te musta génne benn preuve ki nga xam mooy accusé te gis ngeen accusation yi fi def yi fi Ousmane Sonko def yépp seen kanam la dégg leen kilifa diine bi nga xam ne si waxoon na ko lii Ousmane Sonko ma nga toog déggal lan la ko waxoon te boobu yi yépp amagul woon ci accusation yi lépp looy def ci doomu aadama wutal la ngay wut amal noo koy wute waaye bul jël loolu di teg yàq ay der doomu jàmbur ay doomi Sénégal yoo xam dañuy yor seen ay jabar seen ay doom ni mu ko yore tey ji je pense que ne Ousmane Sonko mu ngi dund la même chose que li ñoom ñi mu doon accusé lañ doon tudd xool leen lan la ko sëriñ bi waxoon fii wax day leer de waaye si tiirum yàlla ku bëri sutura la itam. yàlla du weer kenn. yàlla du weer kenn. ku weeru rek. ku weeru rek. yaa weer sa bopp. yaa weer sa bopp. moo tax bu ñu bëggee bañ a weeru. moo tax bu ñu bañee weeru. bu ñu weer kenn. bu ñu weer kenn. bu ñu xas kenn. bu ñu xas kenn. nañu wut li ñu bëgg nag. nañu wut li ñu bëgg rek. bu kenn dox suñu digganteeg loolu. bu kenn dox suñu digganteeg nag suñu objectif. waaw waaye nag. ñu def ko ci sutura. ñu def ko ci sutura. ormalante. waaw dañu waxoon ni Sénégal mooy pays de la. dañoo wax ni Sénégal bu njëkk moo doon rapidement mbiri tey nee naa la taf-taf lay doon flèche attention laa leen laaj ngeen xam da ngeen gën a xam man yàgg naa leen wax 2017 balaa 2024 da ngeen xam vrai face Ousmane Sonko ñun du ñuy laqatu comme ay xalaat TV benn tapetu clavier comme ni ñu koy defee saagakat yi ne fii di saaga ndeyu nit ñi laqatu ci ay clavier tapet yoo xam fee la ñuy toog ay Amérique ay France naan dem leen ngeen xeex ray leen seen bopp taal leen fii taal leen fee dinaa yónnee lii non ñun dañuy teg suñ kanam fii ragaluñ ci bu ñuy dem Sénégal dañuy wàcc jas bee na cëpp 1 mois matagu sax moom fa jógee ak léegi awma lu ma ciy ragal awma lu ma ciy tiit parce que du ma sosal doomu adama sosaluma Macky Sall du ma sosal Ousmane Sonko mais vérité yi dañ koy teg ngeen koy xam di ko nangu amul dëgg ci bal bi de comme ni ñu koy waxee Ousmane def na dako ne na nga naan naa dëgg ci bal bi déedéet loolu du fi jàll déglu leen le journaliste Mouss Ban voilà ci accusation yi xam nga sëñ bi dégg nga lan la ko conseil jàppal loolu nga dégg fii lan la Mouss Ban wax ngeen xam kan mooy Ousmane Sonko benn moyen ñu déglu le journaliste Mouss Ban. li mu wax dara du ci dëgg man journaliste la def naa investigation jor naa document yépp mais tey jii boo ko waxee ñu dem ko contre parce que man xoolal mooy li ma wax rek sama xolu far matériel bi appareil bi far ci man moo yàqu man dëgg rek ci lay xëy ci lay góob ce qu'il a dit ci 94 milliards dara du ci dëgg
moom ci boppam moo doon xëccoog benn entreprise il a mu perte moom moo bëggoon jot il a signé un contrat avec un certain Dial tu sais xam nga dossier boobu noonu ma ubbi ci tuuti doxal dossier boobu Saalum Rufisque famille bi nga xam te ne ñoo ko moom dañoo demoon seeti sëñ Abdoulaye Mbacke ñu yónni seen benn taaw ki ñuy tax wu tudd Yéeri Jaxate dem seeti sëñ Abdoulaye ne ko ñun dañoo am suuf bëggoon créer société pour liggéey ci Yéeri Jaxate su sëñ Abdoulaye ne ko yow de sa yaay Jaxate la sant yow de sama ndijaay nga dinaa la jàppale sa Abdoulaye sëñ Abdoulaye boole ko ak Jili Mbay jox famille bi 50 millions 50 famille yi jël titre bi jox Jili Mbay téye famille bi liggéey 50 millions yi jurul dara ñu perte ba Jili Mbay bi muy génn àdduna remboursé ñu ko 50 millions yi doomam mi gis titre yi kër gi jël ko 1451 bi jël ko régler seen acte de vente dem ci état bi indemniser leen famille yi dem saisir justice dernière famille Jili Mbay ñu joxaat leen këyit yi ñu toog di xaar depuis 1978 kenn ñëwuti ñoom pour jël xaalis bi ci pour jënd ko dem nañ temps Ablaye Wade gëm nañ gis am Ablaye Diop gëm nañ ku ne wut ay intermédiaire doxul am ku leen indil benn waaye bu ñu wax Tahirou Sarr jox leen 2 milliards 500 fay seen avocat 300 millions fay intermédiaire yi 100 millions fay impôt domaine 1 milliard 250 millions li ma wax mi ngi sama saak ba léegi document yi bu ñu leen ko joxee Tahirou Sarr nekk diggante bi boucler lépp depuis 2016 Sonko bi mu génnee mu créé société bu ñuy wax Atlas 31 décembre man ak moom ñun ñoo nekkoon plateau 2STV bi ñu ko laajee société nu mu tudd daf ko fàtte société bi Atlas la tudd mu créé Atlas waxtaan ak gars yi signé ak ñoom convention baa ngi sama saak jox ma sama saak ma génnee document yi mi ngi mu xalal Atlas mu créé société bu ñuy wax Atlas bi Sonko créé société bi ñuy Atlas mu de xam naa ni il a senti que affaire bi mën na am problème mu jëlaat dossier bi jox ko beneen entreprise bu ñuy wax Mercalex bi mu joxee entreprise Mercalex mu négocier gars yi signé contrat yi moom moo njëkk a signé moom moo ci njëkk a dugg bi ñu dee ba ci biir mu gis ne maintenant nag jox nañ ko am d'affaire bu tudd Tahirou Sarr mu daal di nag médiatiser affaire bi politiser ko yow déjà bi muy saisir plainte yi tudd ci benn yoon parti ni moom mi ngi woon ci biir dossier bi dafa def rek plainte def ko ak enquête partem xoolal Atlas mi ngi nii c'était en bonne année août 2018 dossier bi bouclé nañ ko depuis 2016 société Sonko ngi noonu xoolal wuy ma critiqué naa Macky Sall bañ yóbbu ma dig kon moi je dis la vérité et puis wuy ma man sama askan moo ma gënal xoolal moi je défends le peuple sénégalais et je dis la vérité loolu mooy titre fort xoolal wuy ma loolu mooy convention bi Sonko signé ak famille bi beneen convention mi ngi nii Mercalex wanal askan wi affaire bi beneen convention Mercalex baa ngi noonu yaa ngi dégg après ñii ñoo ko signé wuy ma mu dem porter plainte ak Pastef pourquoi mu politiquer wuy ma pourquoi mu politiquer ak en-tête Pastef c'est parce que bële business la bii daf ko bëgg a politiser et ci biir plainte yi amul fenn mu ngi nii après plus de 8 mois d'investigation nous mettons à votre disposition des éléments qui pourraient être constitutifs d'un détournement buy def meeting politique day accuser Mamour Diallo mais ci kii accuser wul Mamour te fii dafa war a wax ne Mamour moo sàcc 94 milliards yi ça c'est vrai il faut que les gens respectent les Sénégalais xoolal compte bancaire Mercalex baa ngi nii c'est le parti qui a porté plainte quoi. c'est le parti qui a porté plainte et ci suuf moom mooy def business compte bancaire Mercalex baa ngi noonu est-ce que comprendre nga xam nga tey ji man dama bëgg Sonko porter plainte Mamour Diallo parce que Mamour Diallo daf ko accusé accusation yu très grave na porter plainte Mamour Diallo ci ay kër yu mu ko wax ne ko dafa demoon contrôler ji SICAP fa la lijjantee am fa kër ci bi muy contrôler SICAP mais écoute ñun suñu réew mi palais duñ ko jox n'importe qui palais rek la Sénégal la jullit ñi ak catholique yi bokk ak ñi gëmul dara église yi catholique yee leen moom jumaa yi jullit yee leen moom pare la ñëpp bokk ka fay dugg dañ koy xool Sonko nañu expliquer affaire yi te mu génne preuve yi muy accusé Mamour Diallo c'est extrêmement grave 94 milliards la c'est extrêmement grave bu doon France Sonko du nekk candidat fi yow xam nga lu ñu ko écarté ay costume yi ñu ko may lañ ko écarté France ay costume lañ ko may mu écarté Sénégalais yi dama bëgg ñu ubbi seen bët juróomi candidat itam nañ def seen déclaration de patrimoine pour xool lan la ñu am balaa ñuy jël balaa leen jox palais bi tey réew mi nañ ko bàyyi di caaxaare te gars yi nañ bàyyi di far te ñuy wax dëgg nañu bàyyi seen affaire caaxaan yi na ko Mamour Diallo porte plainte et que moom tam mu sorti génn les preuves ni am na ay virement
man dem naa ba gisanteeg Moustapha Ba le directeur du budget temps yëpp maa ngi ci liggéey dem naa ba gisanteeg famille bi li ma lay wax ni famille bi ñoo ma ko nettali et dafa am benn waa bu ñuy wax Diall monsieur Diall moom ci héritier la mais du héritier direct ndax ay sœuram ñu mu bokkal baay yu mu bokkal yaay ñoo nekk ay héritière bi Tahirou joxee 2,500,000 dafa ne famille frère sœuram yooyu bu leen jël moom tam en tant que héritier nga xam ne moom bokk ci ay sœuram ñoo ci bokk mu représenté leen ci famille bi mu signé ak famille bi pour ñu jox ko 10% bu régler problème bi mu ñëw gis Sonko si moom moo signé ak Sonko 12%. Sonko waxul gisul ak famille bi Sonko Diall la gisanteel ak Diall la donc c'est pas Sonko demandé wul 12% des 14 milliards Sonko il demandait 12% des 10% yi ñu war a jox Diall léegi pourquoi léegi boo ko waxee ñu ne da nga contre Sonko pourquoi man bi ma taxaw di wax Aliou Sall nañu jox suñu pétrole néew nit ñi tàccu man damay wax la vérité da ci des faral sama yoon nekku ci. li ma si bëgg a ajouter mooy gis nga li ma si bëgg a ajouter mooy su dee dafa porter plainte ak partem la porter plainte kon xam nga loolu c'est politique mais dafa def erreur encore en politique parce que loolu dafa waroon a xaar. voilà dégg ngeen loolu benn élément la ci kan mooy Ousmane Sonko accusation yi jël doomu jaamur ku yor fameem yor ay jabaram yor ay mbokkam et tout nga ñëw jiñ ko 94 milliards te tegoo ci benn preuve neen leen fi député yi duñ fay impôt ay fen jox nañ leen ku ne 10 millions député yépp démentir nañ ko moo tax mu ne duñu woon dara député yi nga xam tey si ñoom seen ginnaaw la langa pour ñëw taxawal ko mais mbir mi yamul foofu de du ko nekk léegi nañ ñëwaat ci li nga xam ne si mooy actualité lee ma leen wonoon dafa leen doon won le passé pour indi leen ci tey du moo taxaw fi wax leen dafa feebaram ba mu nekkee xale xaw ma deretu non graisse ñay non astafra du ñay ñàngoor moom la yaayam ndeysaan doon jënd 3000 ndeysaan dafa cheroon sax pour ñu jënd ko di ko diwal ndax feebar boobu mu yor ba mu nekkee xale ba tey déglu leen ma vidéo bi ngeen déglu Ousmane Sonko ba doon wax loola ak lan la wax tey dara dalu ko mi ngi sant yàlla benn feebar dalu ko ne rien kon nag kii da ngeen di xam ne waxeet moom nañ fàtte Ablaye Wade nañ téye nguur si nga xam mooy doog a feeñ déglu leen lan la wax fii dara dalu ko mu ngi leen naan la ay poisonné que dañ lay jëm wut luñ la poisonné dugg na fi gën pour en cas ñu tëj ko donc xam ne moom def na loo xam ne ca kaso bi lay mujj mu ngi leen koy avertir mais dama koy xamal Ousmane Khalifa Sall Karim Wade Abdoulaye Wade may baayam dem na kaso demati fa ba keroog mu jël réew kenn musu leen a posone dañ leen mës a protéger kon boo demee kaso xamal ne kenn du la posone gannaaw posone yi woon ca saal bee nga doon rocceeku di masqué wu di fa dem mu ñu mënoon la diw loo xam ne rey na la wala ñu joxoon la fa loo xam ne rendi na la gannaaw defuñu ko du état bi moo koy def déglu leen fii lan la Ousmane Sonko di wax ngeen xam ne waa ji ndax ci ñu war a gëm la wala dee peace. may leeral benn mbir bu am solo mbir moomu mooy sénégalais yépp mën nañu après wax ni Ousmane Sonko moo ne woon keroog bu ñu yëkkatee sama mbalaanu kiiraay muy sama immunité keroog googu laay dem uyu ji buñ ma woowee ma wax ni dama ne woon bu dee jaar nañu ci yoon bi nga xam ne moom la constitution teg moom la règlement intérieur de l'Assemblée nationale nga xam ne loi organique teg saa suñu jaaree foofu respecté ko bu ñu yëkkati sama mbalaanu kiiraay ma dem fa may wax sénégalais nag dañoo respecté wul loolu te loolu man wax naa ko avocat yi wax nañ ko professeur de droit yi wax nañ ko même organisation de société civile yi def nañu ñoom seen benn communiqué muy Amnesty muy RADDHO muy keneen ak keneen ne dañoo respecté wul àq ak yelleef Ousmane Sonko en tant que député ci ni ñu ko defee wax naa léegi ci français faram-fàcce naa ko jarul ma ciy duggaat waaye nañ ko defee dafa respecté wul charte yi moo tax ma ne tey ak lu mun a am suba assemblée nationale man mii sama immunité da jógewu fi man néew ma duma uyu ji justice amul ku ko sañ a wax citoyen la waaye la loi elle est faite pour être respectée bu dee dañu bind noir sur blanc ci règlement intérieur assemblée nationale ni ab député bu nekk en cours de mandat pour nga entamer des poursuites wala nga koy woo di ko extra il faut nga saisir assemblée nationale te loolu mun nañ ko def ci ñaari fan ñetti fan une semaine parce que ñoom ñoo seen majorité su dee loi da koo wax
waruñoo tàmbal nit ñi ni mën nañoo jalgati loi saa su leen neexee bu dee waa dafa wax loolu noonu lañ ko war a defee buñ ko defee am seen levée d'immunité parlementaire à 10h à 10h05 maa nga foofu uyu leen. ma feebar tëdd naa fi lu mat weer ak genn wàll defe naa ci mois de mars feebar bu métti woon torop ba benn jamono ma envisagé woon sax génn réew mi ñii ma toogal nii xam nañ ko samay soxna xam nañ ko parce que dañ ma ne woon am na loo xam ne ci li am ci sa cervical yi mën nañ ko opérer léegi te du am risque bi ma demee gis samay médecin dañ ma ne bul jël risque boobu mukk parce que gis nañ ñu essayer laal loolu ci ay opération fa la ñu jógee tétraplégique ba léegi wala. man de maa ngi sant yàlla bu dee am naa ay jafe-jafe yu ndaw ci li taxoon may dàmp sama yaram loolu reyul nit maa ngi wér gu yaram gu mat sëkk canceruma ci lu ma yéegul jabetuma aw ma insuffisance rénale aw ma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah. yéen a ngi ko déggal seen bopp gis ngeen contradiction yi lépp lu muy wax lépp lu muy teg dem na fi ba tey ngeen dégg mu wax leen sax ci yeneen vidéo ci même conférence boobu dañ ko daggal pièce par pièce gi ngeen lu dangereux muy dem di wax ay Casamance di wax ay affaire ethnie la fi Macky Sall indi yow Macky Sall gis nga buñ la tegoon Ousmane Sonko di la wax yow sénégalais bi may xool gis nga Macky Sall boo ko wax loo wolof dina ko làkk français dina ko làkk séeréer da koy làkk di làkk tukkuleur Ousmane Sonko ñaata làkk la dégg est-ce que làkku Casamance boobu dégg na mus leen dégg mu làkk fi joolaa wala mu làkk fi làkku Casamance amul de du bambara du lenn olof français lay làkk Macky Sall nag làkkal na leen séeréer làkkal na leen tukkuleur làkkal na leen wolof yooyu yëpp mu tegal leen ko xam nga ne kooka kuy wax affaire ethnie kooku bokk ci ndax moom ci ethnie ya defe naa ne moo ci ëppale Ousmane Sonko ñëw na fii au lieu mu wax ci affaire Adji Sarr den wax ay Macky Sall mooy woote fekk ban ethnie nga bokk ak affaire yi xam nga ne kooku xel nangu ko damal nga wut leneen looy inventé Ousmane moo gën ci yow Macky Sall mënoo ko dugal ci loolu Casamance ke bu fa jàmm amee tey c'est grâce à Macky Sall du Abdou Diouf du Abdoulaye Wade du Senghor du kenn Macky Sall moo fi indi la paix tey jii ngay ñëw di woote ay message yooyu di xëcc waa Casamance pour que ñu indiwaat dégg ngeen lu mu leen fi wax ci mission ci conférence de presse boobu que ne couvre-feu bi ak yooyu yëpp dañ ko inventé pour piéger ko moom te couvre-feu bi am ca France am ci Italie am ci Espagne am ci Angleterre am ci Amérique am fu nekk te maami Ousmane Sonko nekku fa feebar bi di rey il n'a même pas de respect pour ceux qui sont waaye ñi nga xam ne faatu nañ ndeysaan ci li nga xam ne mooy coronavirus bi ak ñi nga xam ne nga tëdd ndax coronavirus waa ji amul respect ci ñoom ba tax à tel point que moom importance am grandeur am tax na ba dañoo créer couvre-feu ndax Ousmane Sonko lañ war a piéger mais yow sénégalais bi mooy déglu mais yow waa ji nan ngeen fan ngeen ko war a qualifier kii di dajale ay jeunes yoo xam ñi ngi dajaloo fu nekk ñoo ngi créer ay rassemblement pour que feebar bi gën a yokk pour mu am lu mu accuser Macky Sall ngeen jàllul gis nga échec bu amee première phase ba nekku foon gis ngeen Sénégal deuxième ci monde bi nu mu gérer coronavirus bi gis nga moom mi ngi def di tout di n'importe quoi moo koy espèce activiste yu salte yu tekkiwul dara yi ay Clédor ak ay Guy Marius Sagna des vauriens ay xarim xurum xàq ñoo ñëw tey pour di def ay rassemblement dajale nit ñi muy dem ay université bee xam jàng ak xam-xam lañ fa war a génnee mu fay dajale doomu adam pour que feebar gën a yaatu voilà te pourtant xale yi muy yabal naan nañ rey seen bopp nañ dee bu ñu am ma nga ca saalam bee yor ay jabaram ñaari soxnaam tiim leen ñoo ngi ma bàyyi leen fa dem di marché wu ci ay xale bu am 20 ans laal na laalul kooku dana leer ay yuuxu na wala yuuxuwul gis nga viol du yuuxu du question yuuxu de Sénégal gii ngeen nekk fu ngeen toll yéen a gis kër gi am na ñoo xam seeni baay ñoo leen di violé ñii seeni nijaay di leen violé ci kër gi seeni yaay ak seeni mbokk xam ñu ne pat ay yuuxu amu fa ñu ngi fay violé ay gone yoo xam ci biir kër yi lañ nekk déggoo seen yuuxu
moo tax yu ñàkk faydaam yeeg moo fen katam bu jigéen boobu nga xam fukki tur ak ñaar joxe na ko fi xaw ma ndey xadi lu mu tudd ak jëkkëram ñàkk fayda jee ñoo ñëpp xam nga seen fen yooyu seen contradiction yooyu waaj ñëw naa mooy seede yi voilà gis nga viol du ci yuuxu mën nga ne ci même kër gi Sénégal da nga fay yow ñu ngi fay violer xale bu jigéen boo xam bis bu nekk nijaayam baayam wala mbokkam ma ngi koy violer te kenn du dégg yuuxu ya li ma leen di wax xam ngeen ko dofu leen kon nag bu leen lëre ci yii viol li ki mën nga ko am teg ay fetal wala nga ne ko sa liggéey bi xale boo xam ne yaayam décédé na amul benn possibilité yow nga ñëw di tu es puissant nga xamal ko ne boo defee lii dinaa la dàqlu parce que ñu naafeq yooyu gis couple boobu naafeq yooyu bu ñu leen dàq leen aji pour may ñëw di marché bu dañ koy daal di dàq voilà donc kooku nag bu bañee perte liggéey ba dana nangu loo xam ne si defu ko kooku du viol boo xam dañuy yuuxu wala yuuxuwul waaw laal na xale bi laalu ko na répondre ci loolu te déggu leen mu touché côté boobu imam yi ñëw fii imam moom boobu mu woon oustazam bi dégg naa beneen oustaz ne ko na changé oustaz parce que kooku waxalul l'islam oustaz yi ne Sénégal nañ wax Ousmane Sonko le fait que mu déplacé wu ñëw foofu wàcc ñaari jabaram yu ko woon maase demul ca saal ya mu war a demee mu ñëw ñu koy maase fii oustaz yi ne Sénégal di rey nit ñi ci télé yi nañ ko wax lan la l'islam wax pas ñu ñëw di ko défendre ñii ñëw naan dañuy féete de côté sëriñ bi nee na lii sëriñ bi nee laa sëriñ bi na ko wax lan mu leen islam wax toog na fii ci conférence am naan leen sëriñ si maa ngi leen di sant di gërëm ban sëriñ ngay sant ak ban sëriñ nga santul wax ñu ko amut sëriñ si duñu ànd ak yow ci yëfu bon yi ngay def xale bi ñu naan ay cagala yu kenn xamul kon Ousmane Sonko ay cagalay dem di fréquenter yéen ay gaayam seen goloom yi ne fii naan xale bi Adji Sarr cagala dugg na fi génn kon seen góor yi caga bu góor la ndax day dem ci ay caga ñu koy maase den wax dëgg bi te yàlla tax wala ngeen may nit ñi jàmm xale bi ay preuve am la teg ne leen Ousmane Sonko na dem wuy ji voilà na dem mu wuy ji na wax version jàkkaaroog Adji yàlla moo xam ak yonent bi ak moom ak Adji Sarr ñoom ñoo xam yàlla sax laa lay wax ak ñoom ñaar ñi ñoo gënoon a xam ñoo newoon ca néeg ba gis naa fii benn goloom boo xam ne ci xaw ma ci communication la ñëw teg kaamil naan day waat yow mën nga mën a ñemee yàlla di waatal koo xam ne ba muy ne ci néeg ba nekkoo fa lu mu la mën a wax moo ko Adji Sarr jaral la yow Ousmane Sonko nga ñëw naan dangay waat ci kaamil te Ousmane Sonko mi newoon ci néeg ba lu tax demul jàpp ba sell gannaaw dafa ñuy jaay ak jullit mu ñëw teg kaamil yu waat Aline Sall bi ngeen di accuser ci 600 millions xaw ma 600 milliards dafa dem jàpp ba sell ñëw teg kaamil fii waat ci kanamu àdduna te teewul yéen koy accuser ba tey gëmu leen dara doo leen tus oustaz yi ñuy jaay xam-xam fii ci télé yi nañ génn ñu wax Ousmane Sonko pas ay di ko justifier lan la l'islam wax ci le fait que mu bàyyi jabaram yi fee bàyyi saal yi mu waroon mën a dem ñu mën a dindi feebaram boobu mu ne amatul benn feebar dala dalu ko moo ko wax fii ngeen dégg ko sànq ok lan la l'islam wax ci moom waaw Ahmed Khalifa Niass waxoon na ko au début xaw ma lu tax mu arrière kooku je dégage mes responsabilités mais yéen ñi wax leen seen dëggante seen borom wax leen waa ji lan la l'islam wax ci moom ci action boobu mu def te bis buñ génnee xam ne tëddee na xale bi na ngeen taxaw ci télé yi ak réseaux sociaux yi ngeen wax Ousmane Sonko lan la l'islam àtte ci moom mi ñu doon jaay ay diine fii di n'importe quoi. parce que bu doon keneen koo xam ne si jaayuñu woon affaire yooyu sax mën nañ ci passer quoi parce que day commettre des erreurs day dem di def ay adultère comme ñëpp mais moo ñëwoon di ñu jaay diine du ma nuyu jigéen du ma lee du ma laa ñëw fii yées ñooñ mu doon wax leen dëgg bi gaynde nañ waxante raat voilà léegi nag ma ñëwaat ci ki nga xam ne si mooy Aïda Mbodj mooy saytaane yoo nga xam ñoo koy défendre lan lañ doon dégg leen ko fii contradiction moom nee na règlement intérieur bi nga xam moo ne ci assemblée kaasu ko donc xam na ne lii ñu teg sa waay dafa war a wuy ji wala ñëw takk ko comme xar yóbbu ko mu wuy ji par force mu neex ko ak mu naqari ko déglu leen fii Aïda Mbodj sur la 7TV. waaye di jagleel ngërëm xaasatan di ko jagleel sama avocat man muy madame Aïda Mbodj. préparatoire bu fekkee ne am nañ assez d'éléments constitutifs moo mën a identifier X pour que ñu ne directement Ousmane Sonko la.
alors xaaral ma kii ak. mais là moom l'attitude du procureur est à saluer. Voilà, si l'attitude du procureur est à saluer, entorse bi ak violation du règlement bi kan la est-ce que assemblée la kon. règlement intérieur bi attaqué wu ma ko de man ndax man gis nga man sama problème mooy man ba ma amee information bi gis nga commission boobu Moustapha doon wax commission bi tànn commission ad hoc bi man ca laa posé sama problème booba sax Ousmane Sonko defaguma avocat ca laa posé. voilà kooku mooy Aïda Mbodj dégg ngeen ko kooku nga xam ne si ñoom ñoo tëb ne dañuy ñoom ñëpp gis nga défilé bi ñuy def kër Sonko yu n'importe quoi yooyu génnee wala ci génne li ci génne demal nga setal sa der demal nga wuy ji maamam nga répondre voilà na sa der mais ay diw seet cinéma ñëw fi ay défilé yooyu xool yëngaloo fi kenn faale wuñ la ñii séddee ay tan lañ medd bi la ñuy xaar mu dee rek kenn ku ne jël sa part loolu la. voilà léegi nag ñu déglu koo xam ne si c'est un avocat boo xam ne ci assemblée boobu député la foon jiite na commission ad hoc bu mel noonu muy docteur Babou ma jële ko ci live bu sama sister Mati di ko nuyu di ko encourager parce que waa Sonko yi ñu ngi koy assalir di ko menacer de mort ni ñu koy defee ay Maïmouna Ndour di ko defee ay yeneen journaliste di leen menacer ñoo xam duñ dara golo yi ma leen tegal comme ki ma leen tegal dem ñu naan ñi ngi tàggoo feek defal ma lee am naa ay bor nang ma ko fayal damay dem xare ji boo nee xare ji boo yooyu dem leen ngeen fay seen bor yi demal nga liggéey ñàkk ngeen jom comme seen leader bii ay tàppet ngeen du leen dara demal nga joobi nga fay boru jàmbur yooyu bala nga naan da ngay dem di xaru ji sa ndey ak sa baay dañ leen di ci àdduna pour nga jariñ sa bopp jariñ doomu aadama yi paa nga ñëw benn waay boo xam nga dem fee di noos di maase wu dof yi ne fii ci Europe naan dañuy dem di dagg ay tamaate ki soble seen ndig yaa ngay bëgg a dee amuñu ku leen maase ñu jël seen ay 10 euros yee ñuy gañe di ko jox waaj yi nga xam ne si ma nga dem fee di noos yor gàllem boo xam ne ay oto yoo xam ne ay garde corps am di n'importe quoi bu ngeen di dee ca mbedd mu ngi ca saalam ak ay doom ak ay jabaram protéger leen dof yi nekk fi naan leen dem leen ngeen xeex lu tax wàcc ñun ndayam Sénégal ay Tunkara les imbéciles là ay case off ay waaye yow mbaam yoo xam tekkiwuñ dara bëgguñu France te ña nga ca France leen di dundal ci France yi la ñuy lekk ca la ñuy naan lu tax yow dinaa bañ ginaar bu pare lekk ay nenam mais yéen bu ne incohérent cohérence xamu leen lan mooy cohérence quoi voilà nañ déglu avocat bi lan la wax ci li nga xam ne si mooy droit bi Sonko bëgg a tëdd tey amul les 11 personnes là déglu leen fii wax day yàqu quoi déglu leen ki nga xam ne expert la ci waaw. d'abord député bi nga xam ni dañ ko soxlaa déglu naa yem foofu rek parce que ado bokk na ñaar def ak défaut. D'accord. nguur gi. C'est-à-dire du juger quoi c'est-à-dire que commission bi. voilà du juger. du acté. bu ñu yàkkam ma wax la ni muy tëddee. waaw ni muy tëddee. su dee dañoo bëgg a laaj député. waaw. ci benn affaire boo xam ni enquête préliminaire la. bokkul ak flagrant délit. mais su dee enquête préliminaire comme mbiru ndaw si. ki soxlaa déglu député bi mu koo déglu. parce que mi am malaanum kiiraay boobu. nga xam ni malaanum kiiraay bi. su voté élection législative ba pare. ba proclamer résultat yi. député bi am na déjà malaanum kiiraay boobu. mais su dee dañ ko soxla comme cas bi. te mënuñoo dem directement ci moom. dafa am fu muy jaar. mën naa la bañ a ñëw tous les détails mais en tout cas li ci am solo. mooy su mbir mi ak ci assemblée nationale. dañuy teg commission ad hoc. commission ad hoc bi. 11 membres lay doon. ñu tas ko ci biir député yi. fii actuellement majorité bi am 8. am beneen groupe parlementaire bu PDS bi je crois am nañ 1 2 ak kenn muy 11. ñooy taxaw man dirigé naa commission parlementaire bi te dirigé naa commission des lois bi ñu koy defee. D'accord. nekk naa fa 1 an président man personnellement. D'accord.
waxu balaa bu Moustapha Niasse bi de maanaam dirigé naa ko. d'accord commission des lois. surtout waaw dirigé naa commission des lois bokkul ak affaire Moustapha Niasse bi muy wax. loolu dama ko défendre mais j'ai été président de la commission des lois. d'accord maanaam ki yor liggéey boobu. je l'ai dirigé pendant 1 an. donc suñu tànnee commission ad hoc boobu 11 personnes répartir ko ci groupe yi ni mu demee groupe parlementaire bi ëppale di Benno Bokk Yaakaar am 8 ñaar ñi am 2 kenn ki am un non inscrit ñoom ci seen wàllu bopp balaa dara xew dañuy organiser wu ci seen biir ñoom tam waaw diriger seen rapporteur damay économiser rek waaw ba pare ñoom ñu war a daje ci seen biir ni ñuy dajee ci seen biir mooy député bi nga xam ni moom bëgg mu ni moom la ñu bëgg a déglu dans un premier temps présomption d'innocence dañ koy convoqué ni ko kaay fekkee commission ad hoc bi li muy daje pour déglu ko aussi voilà dafa war a ñëw ànd ak avocat député man nee naa la man ni ma défendroon Moustapha Niasse nekk avocat am ci commission boobu ci booba mais bii Sonko dafa bañ ñu ñëw benn bopp du tere ku ñëw ku bañ a ñëw soo jotee say convocation war ngaa ñëw ndax soo ñëwul tam dinaa nit ñi coow soo ñëwul tam du tere commission bi dox xam nga li tax lu tax ndax quorum la ñuy laaj quorum xam nga quorum mooy lan waaw te ñu toj ko lan mooy quorum waaw quorum mooy ñiy former commission d'enquête bi ad hoc bi waaw est-ce que majorité bi taxaw na wala taxawul d'accord nee naa ne léegi fukk ak benn la ñuy doon waaw su dee fukk ak benn la ñuy doon léegi nag suñu ubbee en présence du gouvernement waaw dañuy compter ñaata député ñëw nee naa la 11 ñëw waaw ñu jël quorum mooy 11 divisé par 2 mooy moitié plus 1 exactement d'accord loolu mooy quorum d'accord su dee ñooñu fekk nañu dañu mën a dem ku ñëw ku ñëw c'est que ku ñëw parce que dégg naa ni ñaar bañoon sa ñëw waaw ñoo ko yëg parce que su dee am na quorum mën na délibéré su dee am na démission terewul quorum am war na mën a délibéré donc wax ji nekkul ci diw teew na wala diw bañ na teew bi passé nag li ñu wax bi passé ils étaient 9 yi des exactement 2 yi ñoo dem est-ce que mooy këram bi donc 2 yooyu dem wala 2 yooyu toog yàqul dara ci liggéey bi d'accord te kenn du dem naa dañuy wuti waat ñaar loolu la yoon wax d'accord donc commission bi ni mu doxee ak neuf yu taxaw jaar na yoon d'accord voilà su dee question boobu nag mais kon coow li fan la war a jógee lan moo indi malentendu bi en fait est-ce que voilà man loolu laa comprendre parce que man j'étais obligée li nga wax ni am na benn magistrat boo xam ne woo naa ko ci mu expliqué ma am beneen avocat yi ngay ñetteeli personne yoo xam ne xamantewu leen te même chose ngeen ma wax mooy mbirum quorum bi ma ne wii man dama laa wax nga xam ndet ñi bëri suuf la non seulement j'étais président de la commission des lois bind naa man ci règlement intérieur bi ñuy wax ba ma nekkee assemblée sama bind gi ci ñetteel ba dund naa ko waaw bañ koy def Moustapha Niasse dund naa ko kon nag ñu may wax xam naa ko dëgg la dëgg la mais am na ñuy wax te xam ni dëgg la donc lii mooy la bonne chose quorum moo war a mën a tax mu am su quorum amul kenn warul mën a def et à partir du moment que ubbi nañ ko juróom-ñeent yi fekke ko ñaar dem du yàq seen liggéey dañuy wéy liggéey bi te suñuy demee tam ba liggéey bi jeex xam nga dañuy defa c'est à la majorité la ñuy jël décision d'accord à la majorité ña fekkee dañuy voter à la majorité
su majorité ëppee raw gàddu la ñoo koy def fii majorité bi nëb la kon nag procédure bi jaar na yoon d'accord que Sonko bañ a taxaw ou pas jaar na yoon décision am ou pas jaar na yoon man amatuma ci intérêt ci ngay wax ak man yaa ngi wax ak man Touba maa ngi voilà léegi dégg ngeen ko donc que Sonko mu neex ko ak mu naqari ko commission bi li seen liggéey jaar na ci yoon donc Ousmane Sonko bu subaa bu ñu la woowee boo bañee ñëw di la yeew ba gaay naan dañ la toroxal jëlal ndànk nga dem ñu nga wuy ji moo gën a gaaw seen affaire tàppale yooyu ay Cheikh Bamba Dièye ak ay xawma grâce xawma abandonné nañ même bu ñu ñëwoon jeu boobu lañ fi bëggoon def ñu teg yeneen ñaar ñu abandonné du fa jëm léegi loi ba la mu wax c'est clair sa avocat Aïda Mbodj wax na la ko li nga xam mooy commission interne bi décision yooyu amul lu mu ciy débattre reconnaître sax li nga xam mooy juge ba li nga xam ne si mooy félicité na ko donc demal nga wuy ji nga leeral sa der boo waree tëdd nga tëdd xale bee sénégalaise la comme yow à partir de hier yaag moom yéenay tolloo droit ci réew mi voilà bu leen ñu rey bu leen ñu sonal dof yi bëgg a xaru naan dañuy xaru jeeg dañuy def seen ay ndénkaane ndax seen ay bor dem leen ngeen liggéey ngeen fay seen bor yooyu moo gën Ousmane Sonko ne ko na dem wuy ji bu amee dëgg mu tegu ci dëgg bu tegoo ci tort nañ ko teg ci yoon voilà ñee muy njël di ko comparer seen bopp yamul accusé wuñu leen woon de meurtre nekkuñu woon ci affaire viol ak benn affaire laal nga xale bi laaloo xale bi taxawal fi nga wax ko doomu aadama yi lu tax nanga woo jàkkaarloo ko Adji Sarr wax ko sénégalais yi yaag seen ñaari naafeq yooyu yor ci salon bee ñee fen yi ñu fi fen changement yi ñu fi changé mais naafeq yi ay Dakar Matin ay Xalaat TV déggoo ak ay kéwlu xawma xewloo déggoo leen ñu wax fi contradiction yooyu mais bu Adji Sarr rek la ñuy génnee mais gis ngeen yàlla moo leen ëpp doole yéen ñëpp fu leen tollu yàlla gëmul nelawul dëgg du mës a fen Ousmane Sonko dit la comme man comme yow mi may xool comme Adji Sarr mais voilà du yàlla du yonent dafa war a leer ku ci bëgg a dee yaa xam nga rey sa bopp Sénégal doo leen ko yëngal Sénégal Ousmane Sonko moomu ko dafay jóge keneen toog ca Pastef bee il n'est rien ay faiblesse am yóbbu na ko loolu ko Ablaye Wade wax voilà dem fee di lijjante ay jigéen réglé jigéen daaneel na ko accusé mu doon accusé doomu adama tegal naa leen sëriñ bi ci commencement ba newoon na ko looy def di ko def ay nit xamal ne yàlla dina ko wàcce sa kaw yàlla def na ko tey ngay yaa ngi prouvé ci sa deru bopp li nga doon accusé ay doomu jàmbur yoo xam dañu yor seen i jabar yor seen i mbokk yor seen i doom nga leen doon toroxal ci loo xam mosoo fee teg benn sagaru preuve yàlla won na la boppam tey demal nga seetal sa bopp génnal accusé wuñ la demal nga seetal sa bopp làqatu yeeg ay dem ay Casamance ak lu ne nga di fa génnee bëgg fi yee ay fitna yooyu jaru ko parce que jaraloo ko sénégalais yi tôt ou tard gis nga da nga dëju ñu teew tiim la sa kaw voilà bàmmeel yooyu ñuy woote dañ fa dugg gis naa sa ay gars yi dem fee naan ay Macky xoolal bàmmeel bi fii la nekk mais Ousmane Sonko fàttali leen ko ne bàmmeel boobu dana ci mës a dugg moom tamit pour muy leer kon nag gars yi di leen sat leen gërëm rendez-vous ba beneen yoon di nuyu Émile di nuyu Matar la Kougulaar di nuyu ki nga xam ne si mooy Assane Sylla bi nga xam ne si moom laa déparé muy leader politique boo xam ne comme ñoom ñii la bokkul ak ñii nga xam ne nga dem di raam ci kanam Ousmane Sonko pour di médd ba bu dee ñoom ñu wut luñ fa yóbboo ñii faale wuñ ko woon ay activistes yoo xam ne kenn existé tuñ woon gis nañ affaire bi def ko comme occasion pour génnaat dem ci presse bi ñu leen di invité ay dàmbooj mais ñun ñooy kan ay Clédor Sène yoo xam ñu ngi affaire yoo xam ne kenn leeragul ba tey ñu ñëw fi di ñuy jaay ay ñun ñooy xew ñun ñooy défendre Ousmane Sonko mais Sonko yeewul ñii kenn soxlawu la ci mosuñu la faale démb ak bërki démb sa cadavre la ñuy xaar yaa pour kenn ku ne jël paaram peace and love guys Khadim Gueye TV la tudd boo ci bindul woon def ko ak yar ak ay teggin parce que fi kenn du fi saaga boo fi saaga bloqué sa maam signalé sa maam ni ma koy waxee du ma ci sonn de waaw boo bëggee nag ak sa yar ak sa teggin nga déglu li ñuy wax bu la neexee nga encaissé bu la naqaree nga lem li nga yor voilà ak yar nag ak teggin bësal bouton bi nga activer cloche bi peace ba ci fan yi incha allah peace gars maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di respecté fu leen toll ci àdduna rek xam ne ni yëg naa leen ciao. Walfadjri Facebook kon ñoom li am solo tey mooy Ousmane Sonko ci boppam mooy ki waroon a sax nag démb bi mu dajee ak nit ñi liñ ko doon xaar mooy
naa noppal askan wi te démissionné ndax comme dafa bëgg a yor réew mi dafa war a respecter institution yi assemblée baaxul ñiy àtte baaxuñu Macky Sall baaxul député yi duñu dara gendarmerie amuñu droit def lii police a ngi torturé ci ku expiré ni da nga bëgg a jiite am réew defe naa ni doo defee noonu xaarewuñu ko foofu xam nga fu ñu koy xaar mooy moom na dem ni sénégalais yu bari ñàkk a gëme ni moom defu ko na dem won sénégalais yi ni defuma ko foofu lañ koy xaar na setali boppam setal parlement bi jël ndomb ak tànkam liggéey foofu la ñuy xaar Ousmane Sonko xaaruñu ko feneen beneen bi ci des mooy ñun mënuñu weddi suñu bopp ba ñu nekkee ci assemblée bi di liggéey ak léegi ak la ko jiitu ndax 2005 keroog ba nu jëkkee introduire loi parité man ca laa bokk di xeex cause de la femme ba am loi bu criminaliser viol def na ak deful kooku yoon a koy leeral na dem leeral boppam ki nga xamante ni tey moo convoqué wala moo porte plainte du ab guinéen du malien ab sénégalais la ki mu porte plainte ab sénégalais la mani Ousmane Sonko dafa mën a ëpp maqaama Bill Clinton affaire jigéen laa lay wax de DSK mu barki démb mii nag boo tooñee saw askan dangay humble am modeste bu tol ni dem setal sa bopp mbala nga ni jéggal ma waaye dafa war a leer que ni du affaire état ak Ousmane Sonko affaire Adja Sarr la ak Ousmane Sonko na dem lijjanti juko bu setalee boppam dina honorer boppam honorer njabootam honorer réew mi xale yi ko topp dana leen honorer dana del si liggéey ci assemblée bi su fekkee setaliwul boppam nag loola man xaw ma ca dara ndax man li ma war mooy liggéeyu député laay def foofu laay yem du ma dugg ci jugement de valeur man dégg nga ma man du ma organisation des femmes man la Mously Diakhaté kuy xeex depuis 2005 may liggéey ak COSEF liggéey ba parité am liggéey ba réew mi taxawal lu bëri ci jigéen di liggéey ci condition des femmes di liggéey ci autonomisation des femmes et des jeunes filles di liggéey ci mortalité maternelle di liggéey ci l'excision faite les jeunes filles di liggéey ci ëmb yu teel yi di liggéey ci fistule obstétricale man dama ni sama bopp laa xam nga hypocrite mënut a weesu ngay xeex ba am loi bu ñu criminaliser viol première victime ñu ni ko defoo ko il faut mel ni ñun dañoo war a toog place justice pour atte loolu moo dul yoon dafa am ñu ma décevoir man commencé par madame Aïda Mbodj en tant qu'ancien ministre de la femme en tant qu'ancien ministre de la femme en tant que koo xam ne ba mu am parité moo ko jiite en tant que keroog ba ne loi sur la viol moo ne ca kanam ku mus di xeex condition des femmes tey mu nekk awakaatu Sonko nee na daf koy défendre Sonko nag jox ko bu neex mooy da koo yónniwul Sonko di yónniwu ma kenn Sonko yónniwu ko parce que nag li am solo mooy boo deful li nga war a def lii rek la cay fekk toroxal sa bopp toroxal saw askan lii rek moo la ciy fekk déggoo li ma wax dama ni ku deful li nga war a def ànd ak ki nga war a àndal béy bu àndul ak ki béy bukki moo koy reere képp kuy wax dëgg nag te yàlla rek tax nga xam ne dëgg rek moo la ñor ñëpp xam nañ ne Sonko juum na warul mën a jóge këram à 21 heures taal otoom moom kese romba dem ci salle de massage bu xamante nii ne 21 heures normalement ña fa nekk di liggéey waruñu fa toog war na fekk ñu ñibbi seen i kër parce que du seen kër du seen liggéey
waxaguñu ci complot nañu wax ci feewu dem bi d'abord complot islam ak lu tax mu dem fa nga laaj ndax dafa ne dafa feebar mu wane ab kayitu ordonnance ni dañ ko digal kinésithérapie charia lu mu ci wax mooy dafa xaraam ci bépp fànn ndax ku dëkk ci réew mi am culture tuuti xam nga ni salon de massage boobu du salon de massage kinésithérapie waaye ay caay-caay kese moo fa nekk ay xale yu jigéen yu dem ubbi seen salon amuñu benn diplôme kinési seen publicité yi nga xam ne ñu bëre man ci taalibe yi ak parce que ñun ay nitu diine lañu dañuy gëstu tamit ndax duñu tëb rek wax lu ñuy publicité seen salon mooy ñëwal summeeku ba set ñu toppatoo la ba nga am mbégte wax yu ñaaw yooyu xal képp ku ko publicité ci dëkku diine dëkku charia dañ la war a jàppi ci bés boobu tëj la kaso duma la juróom-ñaar fukki yar yu métti yar la yar yu métti loolu mooy atte bi ci charia ki fa dem ak ki koy def yépp la ñu war a jàpp duma leen duma yu métti bu dee dafa ne am na oustaz bu ko digal yaakaar naa oustaz boobu bu dee dafay ànd ak moom oustaz bi war na di wax dëgg oustaz ba juum na ba ci kanamu yàlla ndax xaw ma ban école la jàngee ci ban idéologie la ko teg waaye teguwut ci mazahibul arba su ñu waxee mazahibul arba mooy ñeenti école yu l'islam sukkandiku lu dut ñeenti école yooyu koo fi tudd ci école rek l'islam reconnaître ko sukkandiku diine yépp Afrique Asie Amérique ci continent yépp weesuwut ñeenti école yu mag yooyu mooy imam Malik imam Hanbal imam Shafii ak imam Hanafi ridwanullahi alayhim ajmain te lii buñ ko waxee dafa nekk loo xam ne ala ittifaqul ulama wal jamhur bépp borom xam-xam bu musa wàcc ci kaw suuf ci diine accepté nga ñeent ñi gannaaw biñ feeñee ni kenn waratul sukkandiku du dul ci ñeenti école yi moom la alamu islami bi yépp nangu keneen ku fi ñëw nag bees la te defagu fi ñeenti téeméeri at te yooyu kenn du ci sukkandiku imam boobu ko digal loolu imam bi juumloo na ko ba ci kanamu yàlla bu dee imam bi la ci moom la sukkandiku te moom it culture générale am ci suñu gis-gis yaakaaroon naa ni waru ko may muy juumte gu rëy googu